Ciao a tutti ragazzi, vi saluto, mi chiamo Amor e vi sto parlando da Torino. Allora, come noi abbiamo sempre ribadito riguardo a tutti i DPCM che il governo sta adottando da quando che è iniziato l'emergenza del Covid-19 in Italia. Allora, oggi parleremo del nuovo DPCM di oggi, diciamo 3 giugno 2020. E vi parleremo anche delle altre misure che sono state prese, diciamo, nel nuovo DPCM di oggi 3 giugno 2020. Quindi vi faremo anche l'elenco riguardo le misure in vigore. Parleremo dei spostamenti, dei viaggi all'estero, del distanziamento, il divieto di assembramenti, ma anche delle mascherine. Allora, ricordo solo che riguardo questo nuovo DPCM è sempre in vigore, dico bene, è sempre in vigore il divieto di assembramenti nei luoghi, l'uso delle mascherine anche nelle alcune regioni in Italia, ma non tutti però, nelle alcune regioni, e anche, diciamo, il distanziamento. Quindi parleremo di tutte queste cose in seguito, che vi devo elencare qui. Salaamaaleykum mbokki taalibe yi, maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. Man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr. maa ngi nuyu fépp fu waay nekk ci Italie di leen ñaanal jàmm ak xéwal, di ñaan suñu borom boole ñu ko ñun ñëpp. Alors tey nag dañuy ñëw ci li ñuy wooye il nuovo DPCM di 3 maggio 2020, praticamente sempre in fase 2 per il rilancio. Ok, ñu wax ci DPCM bi nga xamante ni bi tey Conte jàkkaarloo war na ak askan wi, diciamo, donc wax li nga xamante ni moo nekk ci biir ak liñ ci permettre ak liñ ci permettre. Alors DPCM bi génn tey ci 3 juin bi dañ leen di wax rek li nga xamante ni ba tey moom lañ mën a def ak liñ mënta def. Alors liñ ci tere ak liñ ci aye. Ok, donc lim njëkkee mooy ginnaaw bi nga xamante ni bi donc am nañ ay résultats yu satisfaisant jëm ci xeex bi ñu doon xeex coronavirus, moo xam ci hôpitaux yi la ak ci structures sanitaires yi nekk fii yëpp ci Italie. Remarqué nañ tamit aussi la baisse du taux de mortalité jëm ci li ñuy woowe donc diciamo i reparti di terapia intensiva. Foofu aussi am nañ fa ay résultats yu satisfaisant, donc taux de mortalité bi moo ngi wàññeeku, nit ñi aussi ñoo ngi wér ba pratiquement moo tax ñu jël yeneen mesure ngir donc gën a continuer en avant. Alors mesures yooyu yu ci njëkk mën nañ cee tënke lu ñuy woowe spostamenti, maanaam déplacement yi permettre nañ ko à partir de tey jëm ci diggante région ak région ci biir Italie gépp. Serebbe man mën naa jóge Piemonte léegi dem nelle Marche, mbaa ma dem in Liguria, mbaa ma dem donc in Friuli Giulia Venezia, mbaa ma dem Lombardia. léegi loolu c'est permis ci lu ñu la doon laajati auto certificazione wala motivo. Ok, leneen li ci des mooy li ñuy woowe viaggi all'estero. donc ñu xamle ne rek bu concerné li ñuy woowe l'espace Schengen, dëkk yi nga xamante ni bii ñoo nekk ci espace Schengen bi tey am na dëkk yoo xamante ni bi donc permettre nañ nga jóge Italie donc dem ci dëkk yooyu ci lu dul ñu confiné la wala dara, ci biir état yi nga xamante ni ñoom ñoo bokk ci état li ñuy woowe Union européenne, donc l'espace Schengen. Bien vrai que am na yeneen pays yoo xamante ne bi adopté wuñu mesure diciamo come essendo un paese dell'Unione Europea, però ba tey foofu aussi mën nañ fa accéder. donc pays yooyu bokk na ci Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse. waaw yooyu pays yëpp bokk nañ ci, donc mën nga jóge Italie dem foofu te lu dul am benn confinement wala autocertification wala dara, bokk na ci décret bi. alors ñu ñëw ci leneen lu ñu woowe il distanziamento, moom moo ngi nekk sempre in vigore. ñu respecté donc distance yi, moo xam ki def sport la wala ci yenn lieux yi, ak aussi port de masque yi ba tey ci yeneen régions yi, pratiquement du fépp, dinañ leen ko leeral après. ñu ñëw ci li ñuy woowe donc déplacement yi jëm ci wàllu oto ak moto. alors décret bi li mu permettre tey jëm ci wàllu oto, donc nee na bu fekkente ne bii famille buy déplacé wu la
te ñu bokk nucleo familiare mën nañ leen ko permettre ñoom ñëpp ñu déplacer wu ensemble ci oto. bu fekkee nag du ñu famille bokkuñu nucleo familiare kenn ñaar rek lañ permettre kii dawal ak kii nekk ci sedile posteriore bi. ok permettre nañ tamit bu fekkee oto bi dafa am tre file di sedile posteriore, diciamo tre file di sedile, mën nañ permettre ba ñetti nit donc ñu bokk ci mën a voyager. bu jëmee ci moto kenn nit lañ privilégié pour muy voyager ak moto, à moins que mu mën a yóbbaale koo xamante ni bi donc parent la wala mu nekk convivente ak moom. kenn nit lañ ko permettre donc na nekk convivente wala mu nekk parent bu fekkee déplacement ci wàllu moto la. donc noonu la ko décret bi indee. alors ñu ñëw ci li ñuy woowe l'uso delle mascherine. ñu ne a partir de oggi si può non indossare le mascherine all'aperto. ci yenn dëkk yi tànn nañ leen ne foofu donc obligatoire la pour nga utiliser mascherine bi. dëkk bu mel ni diciamo Lombardia port mascherine bi ba tey moo ngi fonctionnel. dëkk bu mel ni Trento, Friuli Giulia Venezia, Piemonte, Campania ak yenn ci dëkk yi nekk Genova yooyu ba tey ñu xam le ne port de masque bi ba tey moo ngi valable ci dëkk yooyu ñu lim. donc yeneen dëkk yu bokkut ci dëkk yooyu rek donc port de masque bi c'est plus obligatoire. ñu xam le ne kon ñun ñu nekk ci côté Piemonte bi te Torino bokk fi ba tey port de masque bi mi ngi nekk en vigueur. loolu aussi ñu leeral ko mu leer. ok leneen liñ ci dolliwaat pratiquement moom mooy vacances yi à l'extérieur ak biir Italie nelle seconde case. maanaam tubaab yi bëgg a dem vacances wala kenn ku bëgg a dem vacances ci biir Italie te nga pronotare ko woon wala foori loolu aussi c'est permis bu fekkee donc da nga ko pronotare woon. ba tey ñu wax ci voyage yooyu ñuy xamle ne ci biir voyage yooyu am na ay pays européens yu bokk ci espace Schengen bi yoo xam ne ñoom déjà ubbi nañ seeni frontière pour italiens yi wala ku jóge Italie rek mën faa dem. pays boobu France ci la bokk ginnaaw bi nga amee donc autocertificazione boo jógee Italie. Suisse ci la bokk moom laajut autocertificazione. Serbie, Albanie, Croatia bu fekkee da ngaa pronotare woon foofu voyage soit ci albergo wala restaurant wala dara mën nga fa dem sans problème ci luñ la dut sonal wala luñ lay confiné wala ñu lay laaj autocertificazione boo jógee Italie à part que mu nekk la France bi koy laaj. alors ñuy xamle ba tey ci biir décret boobu ne dëkk bu mel ni Allemagne, Hollande, Portugal ak Turquie ñoom ba tey ñoo ngi maintenir donc seeni frontières pour ba le 15 lañ ko war a ubbi. loolu moo ñëw ci biir décret bi donc dëkk yooyu ñooy dëkk yi ubbi seeni frontières à partir du 15 te tey jii ci 3 bi ubbi wuñ ko. alors ñuy gën a fàttali ba tey li ñuy wooyee il divieto degli assembramenti ñëwaat na ba tey ci décret bi ak respecter la distance li ñuy wooyee donc il distanciamento ba tey moo ngi ci biir décret bi kenn aboliré gu ko. ñuy fàttali ne donc dajaloo bi ba tey dañ koy bañ respecter distance bi ci yenn milieu yi. leneen li ñuy rappeler rek mooy port de masque bi ba tey moo ngi obligatoire ci yenn ci région yi waxoon naa leen ko. région bu mel ni Lombardia, Trento, Friuli Giulia Venezia, Piemonte, Campania ak yenn ci dëkk yu nekk Genova ba tey port de masque bi ak distanciamento bi daf fay valable. yeneen dëkk yi ñu tuddut nag donc pratiquement à partir de tey port de masque bi amatu fa njariñ noonu la ñëwee ci décret bi. alors fi ñuy jeexalee mooy waxaat ba tey ci circulaire IMS bi génnoon depuis le 29 mai bi passé. ci biir circulaire boobu IMS moo nga fiy xamle ne képp ku amoon requisiti boni 600 euro yi diciamo bi nga xamante ne bi la legge Cura Italia moo ko indi woon il 17 mars 2020 te defoo ko ba heure bi tey jii moom moo nekkoon date limite bi pour ñu amoon droit dugal ko buñ ko dugaloon ba tey dañuy perte donc droit bi ñu amoon ci weeru mars bi. teewut aussi mën nañ ko dugal ñu fay leen avril bi ak mai bi bu ñu amee réquisites yi mais képp ku ko dugalutoon daal te amoon réquisites yi borom partita IVA yi stagionale wala appareil agricole yi tey jii la délai bi yam pour nga dugal ko pour ñu fay la weeru mars bi. bu passé tey da ngay ñàkk droit bi nga amoon ci weeru mars bi loolu la waa IMS wax. waa IMS ba tey ñoo ngi leeral ne opéraay stagionale yi nga xamante ni bi leer na leen ne ñoom dañoo liggéeyoon ci stationné bi daaw te amoon réquisites yi yëpp dugal ñu boccaare leen ñooñu sant ñu leen ñu defaat beneen demande. ñu ngi seen demande yi ñu rejeté woon toll nañ ci 42 000 demandes yu IMS di vérifier jamono ji pour donc jim leen koo fay.
ñooñu jërut ñuy fay beneen, jërut ñuy def beneen demande comme ni ko circulaire bi leerale. ba tey si biir circulaire IMS boobu, IMS moo ngi xamal ni képp koo xamante ni bii jamono ji aussi tànnaat nañ la dugalaat la ci biir bonus 600 bi te nga xamante ne bi il décreto di rilancio moom moo ñëw indiwaat loolu. IMS tànnoon ci ñenn ci ay liggéeykat ñoo xamante ni bi donte ñoom ci période été bi ñoom it lañ doon liggéey, moo xam ñi amoon ay contratto a chiamato ñu koy wooyee contratto intermittente, ñi amoon lu ñuy wooyee contratto occasionale, maanaam ak ñi nga xamante ni dañ doon def li ñuy wooye donc incaricate alle vendite porta a porta, donc il lavoro domicilio, ak ñi nga xamante ni bi maanaam dañ doon def lavoro autonome, maanaam yoroon seen partita IVA doon ci liggéey lavoro autonome. ñooñu yeneen secteur laboratoire la yoo xamante ni IMS permettre na leen bu ñu amee réquisites yi comme ni mu ko waxee ci biir circulaire bi, mën nañoo commencé dugal donc bonus 600 bi, dinañ leen ko fay ci weeru mars bi, avril bi ak mai bi. ñooñu mën nañoo dugal comme ni ko IMS di waxee, mooy laboratoire stagionale yi nga xamante ni bi ay contrat intermittente lañ amoon, ak ñi doon def porta a porta, incaricate alle vendite a domicilio, ak contratti occasionali yi, ak ñi nga xamante ni bi dañ doon def lu ñuy wooyee lavoro autonome, doon liggéeyee peut-être ak seen partita IVA. alors loolu lañ bëggoon a leeral tey mbokki taalibe yi, ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm, wasalaam.